ami internetu Senuf Info tey nag point d'interrogation mu ngi dalal koo xam ne ndaw la waaye kilifa la bokk ci la grande coalition Yewwi Askan Wi waaye bokk ci ñi nga xam ne ñu ngi soutenir le maire Demba Faye Mamadou Sarr nag mu ngi nekk titulaire en master 2 en économie rurale et politique agricole présentement nekk gestionnaire d'un projet à Sédhiou tey nag ñu fas yéene saq ak moom waxtaan ci yu bari doxalinu commune bi waaye it gis-gisam ci ñi nga xamante ne nii noonu la jàppee coalition bi nga xam ne ci la bokk fekk baax waaye rawatina aussi ñi nga xam ne ñoom la ñu war a jàmmaar lool ñoom seen doxalin ak li nga xamante ne mën nañ koo natt comme li mu jàpp ne ay manquement la ci commune Malicounda mais balaa boobu rek dañ koy bàyyi mu nuyoo ak sénégalais yi koy seetaan yi nekk bitim réew waaye rawatina ñi nekk ci commune Malicounda bi nga xam ne fa la fekk baax. asalaamaaleykum. maa ngi nuyu askanu Sénégal yëpp. vraiment di jiital ci nuyoo bi aussi le maire Demba Faye. yi nga xam ne moom la ñuy soutenir. à travers la grande coalition Yewwi Askan Wi. waaw maanaam boo gisee ñu dugg ci politique. maanaam moom ci taxawaayam bu mu am ci Malicounda. moo tax ñu gën a sóobu pour jàppale ko yàlla may ko ndam incha allah ci bopp commune Malicounda. tey jot na am lu ñu fi présenté léegi yow yaa ngi nekk titulaire en master 2 en économie rurale et politique agricole nekk présentement gestionnaire wu projet nga bokk ngay liggéey Prodac tey nga bëgg a sóobu ci langue politique en tant que doomu maanaam béykat laa lay wax sax naka nga gisee maanaam taxawaay bi nga xamante ne nii commune bi taxaw na ko ci wàllum suuf mi ak fi nga xamante ne ni fa nga féete baax. waaw question boobu moom dinaa ci sawar a tontu lool. parce que yàlla dafa def ne non avant may doon am titulaire sax ci master économie rurale. yàlla dafa def ne man béykat laa. juddoo ci fi ñuy wax Sinthiou Mbarane séeréer. waaye samay waajur di ay béykat. loolu sax moo ma gën a poussé. bi ma demee université. ma terminé samay études. ci économie quoi économie rurale et politique agricole. parce que dama gis ne à l'époque suñuy waajur. maanaam ci mbéy mi lañ doon yëngu. mais mbéy mi sooxe woon na lool parce que amoon nañu problème pour ku leen jàppale ci wàllum intrant ci wàllum semence. maanaam engrais. loolu yëpp ci aussi maanaam techniquement ku leen jàppale ci wàllum agriculture. loolu yëpp amoon nañu problème ba loolu taxoon na ñun ñi ñu ne comme ay ndaw lañu. te ci dëkk bi lañu juddoo. fa la ñu màggee fa la ñu jàngee. je pense que ñun porter suñu avenir. ëllëg ci wàllum économie wala politique agricole. day doon li nga xam ne tawfeexu waa dëkk ba lay doon incha allah. looloo ñu ci dugal. te vraiment fas yéene nañ leen cee jàppale incha allah. boo waxee nag ci li jëm ci commune bi lu mu def ci wàllu mbay. yaakaar naa mën naa ne bëriwul. parce que man bi ma fàttalikoo ba léegi. wala durant magasin bi mu fi nekkee ba léegi. mësul def benn acte bi nga xam ne day wane ne moo ngi soutenir béykat yi. booy xool commune Malicounda tey. la 90% de la population de la commune de Malicounda. booy xool ay béykat lañu. booy xool ñoo ngi caxasee seen suuf si. te loolu encouragé wul agriculture. boo amee population bi nga xam ne ay béykat. vraiment da nga war a sécuriser seen terre. d'abord loolu bokk na ci solution yi nga xam ne pour mën a rendre durable l'agriculture. gën ko rendre aussi rentable. mais bu fekkee da ngay nekk di caxase seen suuf si. di ko jaay par ci par là. booy xool tey commune Malicounda tey lu mu yor ci ay dossiers fonciers tey c'est énorme waaw loolu yëpp c'est encouragé wul agriculture yi. ba tax ne ma ne Maguette Sène volet agriculture moom bilan bi demeewul noonu foofu. waaw. mais mu mel ne dafa am benn yoon woo xamante ne nii gars yi ñu ngi ko xàlloon mu war a jóge foofu dem ba Pointe Sarène chantier yi am nga ci ay information ak béykat yi naka la demee foofu. effectivement ñëw na fa. ci benn dëj doon jaale si sax. parce que moom tàmm na yooyu saa yi bu ñëwee ci dëj. waaw nu mu def balaa muy dem dina ci raaxaale politique. waaw chef de village Sinthiou Mbarane wàcce na liggéey yàlla na ko yàlla yërëm. mu ñëw fa jaale si. foofu la lancé woon ne activités yi dinañu commencer bientôt.
ba taxoon sax population ñi nga xam ne tool yi su terrain yi kii route bi jaar na seen tool yi. ñu profito bon xamuñu sax li ñuy liggéey ndax li ñu leen waxoon ne dañuy commencer bientôt. ba ñu profito dagg seen kii dugub yi ñuy deq seen gerte yi. waaw mais ba léegi nag fi may wax ak yow. amul géej benn propriétaire bi nga xam ne jox nañ ko dédommagé nañ ko par rapport à cette route là qui doit passer au niveau dans le village de Sinthiou Mbadane. pour dem Pointe Sarène pour dem Pointe Sarène. boobu village population bi ñi nga xam ne am nañ ci suuf. ba léegi jotaguñ seen dédommagement. te kenn xamagul. processus bi nan lay demee. ndax dañ leen di woo directement au niveau du trésor ñu jox leen seen xaalis ndax xaalis bi aussi day jaar au niveau de la commune ñu séddale ko. loolu yëpp c'est des questions. ne ñoom xamaguñ ci dara. waaye ñoom xamaguñ ci dara. te ñoom aussi au niveau de la commune leeraluñ leen aussi ci par rapport à cette question. nag ni affaire bi war a doxee ni affaire bi war a doxee. kon nag monsieur le maire dégg nga ko bu fekkee ne lii message bi àgg na ci say nopp ngeen fexe trouver ay voies et moyens pour que ñi nga xamante ne jàpp nañ ne maanaam yoon bi dafa jaar ci seen biir tool ñu wax leen au préalable maanaam naka la ñu jotee seen dédommagement ndax dañ koy jot ci nii wala ci naa. parce que boo xoolee quelque part ni Mamadou Sarr mi waxee nekk doomu Sinthiou Mbadane séeréer borom tool yi ci obscurité lañ nekk maanaam ci lëndëm maanaam amaguñu lenn loo xamante ne ni maanaam équivoque sax laay wax ci la ñu nekk. te loolu yow rek yow yaay kii nga xam ne yaa leen ko mën a leeral waaye Modou Sarr tey bu weesoo loolu bëgg nañu wax ne bëgg nañu wax ci wàllum santé bi ñu gis ne monsieur le maire keroog jamono yee passé wax na ne fekk na lu tollook ay 6 postes de santé la fekk ci commune Malicounda mais yokk na ci 7 ba léegi ñu ngi ci 13 est-ce que mën nañu xam ndax Sinthiou Mbadane séeréer ci wàllum paj bi ñoom ñu ngi ciy gis seen bopp bu baax a baax. est-ce que gis nañ foofu nag pour ma leeral rek. aussi construire ak réfectionner dafa bokkul. mën nga fokk ay kii infrastructure sanitaire. yi nga xam ne dañoo délabré wu nga ñëw peinturaat kii yow. yaakaar naa monsieur le maire ci loolu la nekk boobu ba léegi. mais gisaguma li nga xam ne Sinthiou Mbadane particulièrement amul benn tabax bu ñu fa def concernant la santé. case de santé. case de santé rien. ay waxatuma la yeneen amul dara li nga xam ne defar nañ ko fa am. ci volet sanitaire waaw loolu moom je tiens à le préciser. te monsieur le maire xam na moom bu baax xam na bu baax li may wax. kon moom léegi ñu nekk ci dëkk ba foofu bu ñu amee ay tawat nekk ci dëkk ba bu ñu amee tawat mbuur la ñu jëm wala ñu dem Mbuleem instant yi foofu moo fa nekk ñi nga xam ne fa la ñu mën a recourir pour faju mbuur nga mën a dem wala dem Mbuleem te mbuur wala Mbuleem boobu la route est presque impraticable surtout l'hivernage. yoon bi neexul bu tawee doo génn. waaw dafa xaw a enclavé dafa enclavé. waaw Sinthiou Mbadane bu tawee du ñu génn. waaw yoon bi baaxul normalul amul yoon bu baax loolu moom waxatuma la nag nga ñàkk nga war a dem ay Mbuur ay kilomètres pour dem faj yi. wala nga dem Mbuleem ay kilomètres pour faj yi. loolu moom problème la te doléance bi nga xam ne yàgg na fa. monsieur le maire aussi xam na ko. parce que ñëw na fa ñëwati fa. jàmbat nañ ko. mais ba léegi y a pas de solution. kon daal ci wetu wàllum santé bi foofu dafa xaw a sooxe bu baax a baax. waaw sooxe na trop sooxe na bu baax. vraiment ñoo ngi ko ciy xaar. bon xamut na xaw ma ndax dina amati temps pour kii ko parce que bientôt les élections. waaw te yéen pare ngeen pour jëlee ko fi daal. incha allah waaw soobee waaw ñun moom pare nañ bu yàgg. léegi nag bu ñu jàllee ci volet éducatif bi ñu gis njàng moom tey jii sax ba ñuy faj sax balaa ñu mën a faj foog ñu jàng. donc jàng moom mën nañ ne mooy pilier bi. est-ce que mën nañu xam ndax njàng mi foofu aussi def na ci ay jéego yu am solo. waaw vraiment foofu aussi laal nga question bu am solo. parce que dëkk moom mënuñu wax émergence mukk te waxuñu d'abord njàng bu baax. ñu njàng de qualité. loolu je pense que ci loolu la ñu war a njëkk a taxaw. njàng bu baax ak santé bu baax. loolu bu ñu ko amul mënuñu am dëkk bu développé. te gis naa ne Sinthiou Mbadane. maire depuis bi mu fa nekkee mandat bii. 5 ans yi ak 2 ans de plus yi ñu leen yokkal. benn classe la fa doon defar. benn classe bi matul. bon bu ngeen bëggee aussi moom peut vérifier. l'école Sinthiou Mbadane séeréer. monsieur le maire benn classe la fa débuté woon. bu ñuy soog a ñëw jusqu'à présent fii may wax ak yéen classe bi eggul. mais prédécesseur am yi jot nañ fa def ay jéego. waaw prédécesseur am yi li ci mel ni kii Ousmane Gueye. Thiebly Cissokho ñoom presque booy xool ñoom ñoo taxawal école Kër Tambas. muy Sinthiou Mbadane séeréer.
parce que ñoo ko clôturé. ñoo ci def ay classes tey fi nga xam ne élèves yi ñoo ngi fay jàngi. ne Maguette commencé na benn classe mais classe boobu eggul. ba fii may wax ak yow bu fekkee nag moom mën nañ ko démentir nañ ñëw seen ci maraat dinañ ma fa fekk. naa leen woon classe bi nga xam ne parewul. bi nga xam ne moom la ko. te bi ñu ko commencé yàgg na. première mandat bi muy soog a ñëw 5 ans ak 2 ans muy 7 ans. 7 ans benn classe mënoo ko benn classe mënoo ko pare loolu manque de volonté politique la. doy na waar doy na waar ndég bu loolu weesoo mais xam naa ne Maguette yéen xaw ma nag ngeen di bëreeg moom pour daane ko ndax gis naa jigéen ñi jox nañ ko bopp trop réseau des femmes yi. est-ce que bu ngeen ko bëggee song femmes yi nekk Sëñ Touba daan duñu bañ. waaw bon loolu moom xam naa ne bon bu njëkk la woon rek. réseau des femmes yi moom slogan bu bees la woon bi muy soog a ñëw. xam na ne mënul am ci góor ñi dara. mu ne bàyyi ma song jigéen ñi. ci la créé ay réseau des femmes par ci par là. mais réseau des femmes yi dama la ciy wax en tant que économiste. yaakaar naa mën naa ci wax lu bëri. bëri parce que ay nit boo leen bëggee dimbale. dama yaakaar naa ne du ci ay da ngay ñëw rek indi leen ay financement nii. financement dafa war a am ci lu mu lalu. y a des bases yi nga xam ne ci lañuy établir financement. nit ki mënoo ko fekk. mës ta yor 100 000 mës ta yor 50 000 nga jékki-jékki jox ko ay 500 000 1 million. je pense que y aura détournement d'objectif. te loolu laa gis ci réseau des familles booy xool tey. réseau des familles nekk biir Malicounda. la majeure partie démissionné na bàyyi nañ. Sinthiou Mbarane bi may wax yow. femmes yi gisatuñ seen bopp ci ay réseau des femmes. parce que est-ce que jot nga ci waxtaan ak ay ñenn. effectivement laata émission bi sax jot naa ci discuter ay femmes nee nañ ma. fi mu nekk nii gisatuñu seen bopp xamatuñu luy réseau des femmes lu muy signifier sax. ndax parce que xamatuñu li xew. parce que daa mel ni benn affaire c'est une volonté politique quoi seen maanaam objectif bi lan la woon pour jéem leen accaparer politiquement. ba pare famille bi ñu demee ba xam loolu ñu ci bëri dañu génn parce que xam nañ ne lii nit ki boo koy dimbali ay at yi at. nga daan da nga koy dimbali. ay at yi at te mën ci gis boppam. day ne lii ay caaxaan la. parce que réseau des femmes léegi mu diire. bientôt 7 ans. te femmes yi tey ci situation yi ñu nekkoon ba léegi ci lañ ne changé wul dara. yow en tant que économiste lan nga jàpp ne maanaam buñ bëggee dimbale jigéen ñooñu ñu soqaliku noonu la ñu war a def. voilà loolu moom xaw leen ci dimbale tuuti. ci côté solution yi. parce que loolu xam naa bu mu moytul sax te ñu boole ko seen programme yi. waaw bon li ci comme solution d'abord. maanaam nit ki balaa nga koy jox financement. nga former ko d'abord. L'éducation financière est très importante pour ce qui concerne l'entrepreneuriat. Parce que booy xool réseau des femmes tey bon ci wàllum entrepreneuriat la gënoon jege. moom mu créé yoon des réseaux entrepreneurial sax loolu moo gënoon ay réseau des femmes rek ci lan. réseau des femmes ci lan day am au moins ay volets yi nga xam ne ci ngi leen di tàggat nga former leen sur l'éducation financière. sur l'esprit entrepreneurial ñu xam ëllëg ñoom lan la ñuy gérer seen entreprise. nan la ñuy yore xaalis loolu c'est très important. waruñu ko caaxaane. mais nit ki nga fekk ko mu toog rek nga ñëw sànni ko xaalis bon après finalement xaalis bi nan la koy utiliser. da koy dem faje ci ay soxla. alors que l'entreprise et la famille y a une distinction quoi. dañ ko war problème mu famille boo ko booleeg problème entreprise rek ça tend vers la faillite. te loolu la ñu gis ci réseau des femmes ñu ci bëri c'est la faillite parce que réseau des femmes yi tey booy xool. moo wax la benn révélation parce que boo demee ba biir Mbour. réseau des femmes yi ñoo nga fa. te yaakaar naa tey Maguette Sène xaw ma mënoo bàyyi sa commune naan da ngay wallu ji waa ñeneen man loolu moom vraiment dafa ma xaw a jaaxal quoi benn instant nga bàyyi say femmes fii ñi nga xam ne xamuñu sax réseau des femmes mosuñ cee bokk nga ne da ngay wuti ay réseau des femmes Mbour loolu it bon bu fekkee am na lu làqu ci biir ñu expliqué ñu ko waaw parce que loolu lay xaw a niru man mënuma gis nga bàyyi sa population fii naan da ngay dimbale ji waay Mbour kon am na ci am Mbour effectivement am na ay quartiers yi nga xam ne Mbour Maguette Sène moo fa créé na fa ay réseau même en dehors de Mbour sax ay Thiadiaye ak dëkk yooyu yëpp am na fa ay réseau te réseau yooyu yow lan nga jàpp ne moo waral loolu lan moo ko wax loolu peut-être c'est des kii électoraliste rek xam naa ci élection yi ñu jëm côté transfert yooyu ñàkkul xam naa loolu lay waajal loolu yëpp daal non pour fortifier sa base politique voilà pour fortifier sa base politique xam naa loolu yow si du yomb parce que population duñ ko bàyyee gëm naa ne Malicounda ku fa dëkkul ren jii nii gëmuma nga voté fa waaw loolu moom na xam ne jeunesse bi déterminé wu nañ te pare nañ ci pour loolu waaw ci côté l'emploi des jeunes mais jàpp nañ ne def na ci ay jéego wala non là moom c'est plus catastrophique waaw pourtant maa ngi dégg am na ay booy yu ñu yóbbu kudd ak yooyu waaw kudd loolu ay mbër rek la ñu dajale yóbbu foofu mais tey booy xool emploi des jeunes maanaam emploi du li nga xam ne c'est ay temporaire booy xool ñi ñu fa yóbbu
c'est pour des durées de 3 mois 3 ñu bàyyi la loolu c'est pas de l'emploi. non ñoom moom dégg naa ñu ne da ngay def 6 mois après ñu yegg 7 nu ñuy def ak yow. waaw 7 mois loolu mooy après ñu libéré la war a ñu kii rek. ñu négocier ak yow nga nooy xool nooy kii. mais l'emploi ça doit être durable. te du parce que maanaam bu ñuy natt employabilité fii. pour magasin au niveau de la commune. mooy li mu def ci commune bi waxuñu li mu def ci COUD. COUD ça ne concerne pas. loolu peut-être moom ak président la moo xam lu tax mu nommé ko foofu. mais ñun suñu commune ñun ñoo ko dénk. moom dafa war a présenter un bilan wax ñu ci emploi lii la ci def te man gëwuma ne mën na ci def dara parce que créé wul conditions yi tax emploi am. il faut ñu créer conditions yi tax emploi am. waaw parce que il faut nga créer les conditions d'employabilité. même ci côté mbéy mi ngay yëngatu mënoon nañ créer ay affaires yoo xam ne. il y a beaucoup de solutions par rapport à ça. ci mbéy mi en tant que économiste man. xam naa ne au niveau de Malicounda on peut créer énormément d'emplois à travers l'agriculture et les métiers connexes de l'agriculture parce que agriculture tey soudeur bi mën na ci gis boppam dans les fermes soudeur bi mën na am métier ci biir le plombier bi mën na am métier ci biir loolu yëpp c'est des trucs yi nga xam ne dañ ko mën nañ ci xalaat kii ko te buñ ci eggee avec la coalition Yewwi Askan Wi à travers monsieur le maire Demba Faye je pense que dinañu teg ay solutions yu importantes pour ndaw ñi ñëpp gis ndaw ñi ak jigéen ñi aussi mën a gis seen bopp ci commune bi parce que boobaa dinañ liggéey incha allah léegi nag balaa ñu tëj émission bi yéen nag ngeen fas yéene dem nag ngeen fas yéene jàmmaarloo ak moom yan levier sur lesquels ngeen di appuyer pour mën koo fee jëlee wala loolu secret la. bon yenn yi sax secret la mais yenn yi aussi mën naa ko wax affaire bi travail la. ñun yaakaar naa yàgg nañ di liggéey. parce que boo gisee tey ñu xaw a jufur sax. parce que loolu la parce que dañ leen xaw a bett ci lu bëri. yaakaaruñ ne woon ne affaire situation bi mën na demee nii. parce que yaakaaroon ne dañ ñëw rek. yaakaaroon ne dem ba làq na ay affaire si gannaaw quoi voilà effectivement parce que ba léegi la principale question qu'il se posait. mooy ñoom amuñu candidat. presque man ndaje yi ma fekkee yëpp kuy seen candidat. question boobu lañ leen njëkk a posé. loolu nag ñu defal leen benn galgal foofu mais bi ñu xamee candidat bi yaakaar naa seen jóg bi sax foog naa teyuñ ko. waaw ñoom ñëpp a jógandoo. mu nekk nii ñoo ngi commencé di wër nit ñi xam nga. essayer de gars yi ñu ngi ñëw sa biir dëkk wala ñu ngi ñëw bi sëñ ci Badane. bon ñëw nañ fa temps yële. di def ay activités di jéem a xool ay activités nan la ñuy jéem a kiyee. mën naa am dañ bëgg a tabaxaat dañ bëgg a mottali construction salle de classe. bon duñu ko mottali dara. ñoom daal bu ñu jàpp nga ne xëjatu fi jàpp naa ne. nit ki lu mu deful juróom-ñaari at. parce que 5 ans nga am mandat ñu yokkal la ñaari at. nga bëgg a wëlbati ko ñëw naan dinaa leen defal lii kooku bon bu leen ko waxee sax yéen seen bopp ngeen war nga xam ne da leen di nax. léegi li ban message ngay lancé ñi nga bokkal ci kujjeeg politique bi te nga ragal ne gars yi mën nañ leen récupérer. bon li ma leen di wax mooy ku nekk na nga sàmm sa ngor rek. fii Sénégal moom politique bu mu tax ñu ne la mukk da nga gore deeg yooyu ak yooyu. nit ki sàmmal sa ngor nga gëm li nga gëm. parce que fii seul le travail paye. waaw metti na mais aussi dina ma sa neex. waaw man jàpp ne ñu ànd ak le monsieur le maire Demba Faye. nañu gëm ne ñoo ngi sur la bonne voie. nañu jàpp gëm li ñu gëm te xam ne li ñu leen di jox ailleurs. du leen jëriñ dara te day jeex. ñu des fekk Demba. yaakaar naa war nañu mën a sàmm seen ngor à travers ça. gars yi nag dinañu jéem a corrompre essayer joxe lu ne mais nag bon fii lu ñu leen jox ngeen jël. parce que seeni moomeel mais nag teewul nga gëm li nga gëm. loolu daal laa amoon li may lancé ci ñi nga xam ne ñoo ngi ànd ak monsieur le maire Demba Faye. sa kàddu tàggatoo. Sénégal yi lay seetaan te nekk bitim réew ak. nekk ci tund Malicounda beeg maa ngi kër gaak soxna saak njaboot geeg yëpp. waaw d'ailleurs maa ngi jaajëfal yow mii. nga xam ne yaa ma permettre ma mën a exprimer devant la population de Malicounda. particulièrement devant les jeunes de la population aussi de Sinthiou Mbadane Sérère. vraiment di leen jaajëfal. di leen ne nañu gëm suñu bopp rek. bon dans la vie dara yombul.